yéen a ngi seetaan MMD Média gouvernement bu Sénégal dafa déclenché plan bu Orsec ministre de l'intérieur moo ko annoncé dimanche bi la ñu weesu bi mbënn mi nangoo ay dëkkuwaay ay kër ay quartier dëkku lëmm ci biir banlieue bu Ndakaaru ay askan di dund souffrance bu méttee métti waaye mu nekk plan Orsec boo xam ni dafa mel ni kilifa yi xamuñu ci seen bopp askan wi lan lay jànkuwanteel ci coono ci jafe-jafe ci ay xat-xat boo xëyee taw bi nangu sa dëkkuwaay war ngaa togg lekk war ngaa sangu war ngaa toog seetaan télé war ngaa tëdd nelaw war ngaa xëy dem liggéey ji war ngaa sangu te am na yeneen aajo yoo xam ni danga koy faj. Alors jamono jooju nga xam ni gouvernement bi mu ngi déclenché plan bu Orsec d'accord xëy na bu sañoon ñu ni ko jaajëf ci li mu def waaye ndax ñun mun nañoo wax léegi gouvernement bi jaajëf bu fekkee gis nañu ni ñoom considération bi ñu jox ñi nekk ci ndox mi dafa des par rapport ak li nga xam ni wax nañu koo yëg ci coono ngir séddoo ko ak ñu nekk ci ndox mi ndax kenn ci ñoom dina xëy te doo ndékki doo añ doo sangu ndax kenn ci ñoom jant dina so te doo tëdd ndax kenn ci ñoom dina am mbokk bu feebar du ko mën a évacuer ndax kenn ci ñoom jant bi dina soow mu ut benn bassan bu mu lal ci kaw terrassam ngir mën fa fanaan yooyu di la matt côté bu nekk ndax kenn ci ñoom dina toog waxtu lekk jot muy tuñ ut fu muy taal ngir mën faa togg lu mu lekk mook njabootam faaw ñu yóbbu seen bopp ci boobu la situation dëgg-dëgg ngir mën a xam ñi nekk ci banlieue bu Ndakaaru lan la ñuy jànkuwanteel ci coono ak mettit ci wàllu dundinu social dundinu nit ki kese li nga xam ni nécessité la ci nit ki am ko muy lekk ak naan am soxla gaanuwaay faj ko tëdd jot nga bëgg a tëdd seetaan télé jot nga bëgg a seetaan télé toog ak sa ay njaboot jot te mënoo koo def loolu dong doy na souffrance doy na coono waaye li tax ma ne kilifa yi ndax yëg nañu coono gi askan wi jànkuwanteel dama koo teg ci ay point ci ay tuumaalatante yoo xam ne am na ministre bi dafa déclenché plan bu Orsec Orsec li muy signifie mooy ñu gaawal baral jéego yi ngir taxaw aw askan woo xam ne situation bi ñuy dund du situation wu nite nekkul lu humanitaire kon nañ gaaw baral jéego yi bu boobaa nag képp ku nekk ci réew mi nga am jumtukaay boo xam ne dañu koy soxla dañuy ñëw réquisitionné ko jël ko utiliser ko bu fekkee dañu lay fay après nga def sa facturation ñu fay la bu fekkee askan woowu dañu leen a war a taxaw ci ndimbal ñu gaawantu ñu dimbali leen ci loo xam ne lañu leen di yóbbul du am appel d'offre ngir gën a mën a baral jéego yi ba nit ñi loraange gi ñu nekk ñu gaaw teggi leen ko ci bu gaaw mais ndax yéen a ngi xool journaux yi diggante àjjuma ak léegi ñaata ci ay nit ñooy tuumaalatante ci wàllu plan Orsec boo xam ne baaxul ci ay machine pompe yu ñu annoncé woon place sàngam te machine pompe yooyu demul yenn yi dem na tàkkul yenn yi tàkk na mais amul carburant ba mu dawee fan la tagee ak kan moo ko yeexal am na benn société boo xam ni joxoñ nañu ko baaraamu tuuma société boobu indi na ay explication yu leer ci xaalis bi ñu ko waroon a jox ngir mu indi ay machine ay moto pompe ñaata lañ ko jox ci xaalis boobu ñaata moto pompe la indi ndax moom am na bénéfice wala dafa perte ndax moom entreprise boobu état bi daf ko jaxaseeg askan wi am na ay éclaircissement ci kayit yi nga xam ne yéenekaay yi ñu ko bind génneeku muy réaction bu bàyyeeku ci société boobu nga xam ni dañu waxoon ni fi mu war a yóbbu ay moto pompe yóbbuwu ko fa waa Kër Massar ñu wax ba tey lu jëm ci wàllu assainissement bu baaxul même assainissement boobu ay société ñoo ko gagné am na benn partie ay chinois ñoo ko gagné am na beneen partie ay sénégalais ñoo ko gagné tudd nañu ci entrepreneur Mbaye Faye mais ci assainissement yooyu dafa des liggéey ba noppiwul fan la tagee ci entrepreneur yi ci seen bopp la tagee question la wala ndax dafa tagee ci gouvernement bi war a génne xaalis te génnewul xaalis bu boobaa
dañuy mettre en mal population bi ak seeni ay doom muy entrepreneurs yi nga xam ni ñoo waroon a liggéey wala ñoom ñoo tàmm lu ot état bi woote ñu dem wuy ji ngir ut lu ñu ciy dàq te duñu wàccuwante ak li ñuy xaar ci askan wi ndax bu fekkente ni bi système bi dakkul bu yàggee Sénégal yi dootuñu gëm benn assainissement. En tout cas def na une semaine bis ni ki tey bi ñu déclenché plan Orsec ak léegi waaye ñi nekkoon ca ndox ma tey la ñu fa gën a nekk souffrance bi ñu doon dund tey la ñu koy dund ba léegi ñi nga xam ni dañu feebar mënuñu dem faju ji nit ñi mënuñu jël seeni ay dëkkuwaay jamono jooju am na benn ministre bu nekk ci gouvernement bi nee na ndox mi daanaka jeex na ci Kër Massar wax jooju waa Kër Massar bi ñu ko déggee sax dañoo tiit. Alors aw askan wu nekk ci ndox génn dëkkuwaayam amul fu mu fanaan amul fu mu yendoo amul fu mu toggee mënut évacuer ay maladam pendant une semaine ñu déclenché plan bu Orsec ba suñu jonn yàlla tey ñuy tuumaa latante ci ay moto pompe yu manqué ñuy tuumaa latante ci ay moto pompe yu amul carburant ñuy tuumaa latante ci ministre bu wax askan bi weddi ko. Alors est-ce que kon gouvernement bu Sénégal am na solution tey ci inondation bi ak plan bu Orsec bi ndax dina nekk ci solution tey ci Sénégal loolu mooy question bi ñuy laaj. Inondation bi néew na quartier booy dem ci banlieue bu Ndakaaru te fekkul nga mu inondé dañoo waxul askan wi dëkk ci wàllu dëkkuwaay wala ndax dañu leen di lëndëmal jàppe leen di dof loolu itam question la. lu ci mën di am war nañu taxaw ci xaalis bi nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo ci yu mel ni bu amee ñu koy leeral parce que askan wi bëgg nañu gestion bu leer. Encore une fois ñu ci interpeller gouvernement bu Sénégal ci coono gi nga xam ni moom la banlieue bu Ndakaaru di jànkuwanteel ngir xam ni solution amagul loolu mooy dëgg. Solution amagul itam ci dund gu cher gi nga xam ni tey dafa të état bu Sénégal amu ci benn pexe amu ci benn contrôle mënu ci indi benn solution. ñenn jàpp nañu ni am na loo xam ni moo tegu ci seen kaw ba tax mënuñu koo ñàkk tax ñu yokk taxi yi ba askan wi ñoo koy fay. ñenn jàpp ni mënut a ñàkk ak relance économique bi ñu def ñeneen ni ah kay mun na ñàkk waaye dafay aju ci état bi wàññi train de vie bi nga xam ne moom lay dund loolu itam question la. loolu lépp boo ko dajalee du jot est-ce que ñu ni état bu Sénégal moo war a wàññi train de vie bi nga xam ne moom lay dunde tey ceeb bi yokku na diw gi yu amul lenn lu ñuy jëfandikoo te yokkuwul ci Sénégal mais dañu foogoon ni bu fekkee yokkute gi am na ci façon bu jéggi dayoo mel ci Sénégal noo xam ne melu ko ci benn réew ki nga xam ne mooy yor kàddu gouvernement bi ci conférence de presse périodique yi mu doon def war na génnaat wax ak askan wi ngir jox leen ay explication ci lan moo tax denrée de première nécessité yi yokk loolu benn la. ñaareel bi itam ñu wax Sénégal yi lan moo mën a indi solution tey ba monopolisation bi am ci suukar si ñu jëlee ko fi ngir ñu mën di importer suukar ba nga xam ne njëg gi dana mën a wàññeeku neem dina wàññeeku ndax mun nañ ci yokk ay taxes yoo xamante ni bii kenn du xam fan la jóge kenn du xam lu ñu ci jublu ndax askan wi ñuy teg taxes yi ci seen kaw du ñu am benn explication bu bàyyeeku ci kilifa yi mais loolu ba kañ et lan moo ci mën a indi solution est-ce que dañ koy bàyyi noonu rek mu jàll. ñu ngi wax ni lépp yokku na effectivement lépp yokku na mais askan wi itam faaw ñu interpeller leen yéen am leen yërmande ci seen bopp ci seen diggante ci seen relation seen gestion na leer yéen itam li tax ma wax loolu mooy est-ce que xam ngeen toilettes yi nekk ci marché yi toilettes yi nekk ci tribunaux yi toilettes yi nekk ci place publique yi toilette boo ci dem bëgg koo jëfandikoo da ngay fay ngir mën koo jëfandikoo bu fekkee da ngay tuur ndox 25 nga daan fay tey 50 francs ngay fay bu fekkee da ngay tuur dugub 50 francs nga daan fay tey 100 francs ngay fay ñaata nit ñooy jëfandikoo toilette yi nekk ci marché yi gestion boobu ci ban loxo la nekk loxo maire yi wala loxo comité de gestion question la xam nga loolu ñàkk yërmande la diggante askan wi ci seen bopp bu fekkee dañoo tabax ay douche yoo xam ne ñëpp ñoo ko bokk ñu ne ñiy jëfandikoo douche yi nañ leen fayeeku loo xam ne ci la ñuy entretenir douche yi
waruta am ñoo xam ne dañ koy soppi def ko ay sàq yu ñuy dajale ay xaalis ay millions wala ay milliards ci seen teraangay bopp. bu fekkee benn toilette nekk na ci marché nga xam ni par jour minimum 5000 personnes daañu ko utiliser 5000 personnes am ci ñoom ñu mën nañ ko utiliser 2 ba 3 fois est-ce que xaalis bi xam nga par bis ñaata la mën na egg ci ay millions waaw boobule xaalis ban poche la jëm. te bari na ay toilettes yoo xam ni c'est vrai que mairie bi daf koy contrôler bu fekkee ci commune la nekk te commune boobu uuf marché boobu mais taxul maire yi am sañ-sañ ci exploitation toilettes yooyu ndax ñi koy exploiter seen bakkan la ñu ci teg même wàllu mystique daf leen koy jaral kan mooy exploiter toilettes yi nekk ci tribunaux yi kan mooy exploiter toilettes publiques yi nga xam ne waru woon a nekk lu nit ki di fay ngir mën koo jëfandikoo. ndax commune bi ci boppam war na antan ci budget lu muy entretenir toilette yi ndax li muy fayeeku comme ay juuti ci marché bi mais dañ ko def beneen yoon ay nit di exploité di ci lekk xaalis bu dul jeex moo tax souvent li tax ñu mujjee ci sujet boobu dañuy fàttali nit ñi ni leen fii ak yéen a ngi continuer di ñàkk yërmande ci seen diggante yéen nit ñi seen loxo tuuti seen ginnaaw yéen baadoole yi bu leen yërëmante wul kilifa yi ci kaw tim leen duñu leen yërëm état bi nekk ci seen kaw duñu leen xalaat duñu leen bàyyi xel duñu leen sóoraale seen yoon nekkul ci yéen alors loolu yéen a ko mën a fajal seen bopp yéen a jàppalante commerçant yi dàq bénéfice bu tuuti ci Sénégalais yi ñeneen ñi am li Sénégalais yi soxla ñu xool nu ñu ko mën a waye fale waaye nag loolu mënta am xam nga lu tax mënta am parce que dëkk bi amul contrôle parce que bu ñu demee ba état génn loxoom ci lépp lu gestion ci réew mi bu ceeb yokkoo amul ci kàddu bu diw yokkoo amul ci kàddu bu suukar yokkoo amul ci kàddu bu ciment yokkoo ñu tuumaal ko ko te di ko weddi bu fer yokkoo ñu tuumaal ko ko te di ko weddi nen yokku mayonnaise yokku tàngal yokku lépp lu doomu aadama di soxla par jour dafa yokk ba ci toilette bi ngay waajale si bopp ngir mën a jàpp sax dañu ko yokk est-ce que du ñu dem bay fayeeku sax néew yi fanaan ci morgue yi nekk ci jàkka yi mun na nekk parce que réew bu ñu demee ba ñi koy jiite xaalis donga leen yitteel ña ñu jiite itam am donga leen yitteel xooluñu bu baax ak bu baaxul xooluñu bu lewul ak bu lew mën nañoo nekk sa soppe tey suba ñu sacrifier la nga xam ni y a problème nga xam ni dëgg-dëgg y a problème war nañu xoolaat jikko yi xoolaat démarche yi dimbalante ñun suñu biir ngir ñu mën a am doole jooju mooy tax ñu am résistance citoyenne la ngir mën a jàkkaarlu bépp état boo xam ne daf ñu teg loo xam ne mënuñu ko daf ñu teg loo xam ne jaaduwul ñu taxaw weñ loxoom ngir bañ cee ànd ndax réew mi ñun ñoo ko moom ki ñu koy confier dafa war a suuraale ñun suñu aw nekki di bàyyi xel suñu ay jafe-jafe waaye du dund ci gundaanaat sa doom di jàngi à l'étranger saa bu la neexee voyager doo lekk daanaka lu ñuy bàyyi ci réew mi lekk sax du sa problème ndax doo ko calculer waale toujours mu ngi à ta disposition bokkoo ak kii xëy di taaba ji lu mu mën a joxe dépense ngir añu këram tey ñooñu bu ñu dëkkee nekk ci benn penc ki ñu jël lépp askanu teg ko ci loxoom bu amul ngor amul pas-pas amul diine amul moral du am yërmande ci ki mu tane loolu xam ngeen fan la jëm day tax aw askan fippu te jaaduwul yéen ñi jiite réew mi bàyyi leen xel ci ñi ngeen jiite waaye yéen ñi ñu jiite itam bàyyi leen xel ci tuuti askan wi ñu leen confier ngeen lal ci yërmande ngir ëllëg bu ngeen joytoo ñu mën leen a wuyu ngir ëllëg bu ngeen woowee askan wi ñu mën leen a jàppale ngir ëllëg bu ngeen ne état bi ànduñu ci askan wi gëm li ngeen wax mais bu fekkee état bi dafa yokk ci côté bii pouvoir décentralisé yokk ci côté bii li ñu confier citoyen bi lambda yokk ci côté bii ngir ut lu mu ci am ngir ëllëg mu ëpp la aw demin ngir muy bëgg di dawal oto di doo ko dawal muy bëgg di tabax kër te yow doo ko tabax lan moo tax Sénégal am xalaatu égoïsme bëgg toujours di nekk ci teraanga te ñeneen ñi duñ ci nekk bëgg di nekk ci bakka feggoo te ñeneen ñi duñ ci nekk boo tawatee doo faju xoolal li am ci hôpitaux yi population bi tawat mënuñu distinguer hôpital niveau 2 niveau 3 niveau 4
benn malade dañ koy tuumaal Covid 19 en même temps diabète en même temps yeneen xeetu tawat doo xam ban traitement la ñuy dajale ci kawam finalement ay organam du ko àttan day mujj ñàkk bakkanam yu bëri bëri yoo xam ne constaté nañu ko ci week-end bii yu ñu xam ci ay hôpital yu wuute yu nekk ci Sénégal ak ay gox yu wuute yu bokkut ak Ndakaaru kon Ndakaaru waxaale wuñu ko yooyu yëpp nag ci wàllu gestion globale bu population bu Sénégal bu amul amee ñun ñuy dund ci souffrance ak coono lii ñuy dund nag ñun dong ñoo ko mën a fajal suñu bopp dañuy jiital suñu xol yërmaane suñu biir d'abord leeral suñu aw jëf am ay principe am lu ñuy gëm am conviction jàkkaarloo ak ñuy jiite ngir ñu recadrer leen parce que ku yàlla dong tax di wax xam nga ni dundu askan wi metti na abonné leen MMD Média di jot suñu ay vidéo ngeen joxe seen xalaat jaa ngeen jëf